salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm bu baax a baax di nuyu monde élevage yëpp di nuyu aussi éleveurs yu Sénégal yëpp particulièrement à fii ñu nekk nii muy à Médina bergerie Thierno Sanwossa waaw Mourabi donc tey waa Thiaroye Yeumbeul TV ñoo ñoom seet si suñu papa suñu xarit suñu grand di suñu lépp fas yéene def ak moom émission saytu jur gi. bu ñu la saytu jur gi nag ne élevage j'espère que bu ñu gisee image yi nekk suñu ginnaaw ak li nga xam ne aussi moo nekk suñu kanam ñëpp dañu xam émission bi ban émission la donc tey nag waa Thiaroye Yeumbeul TV ñoom seet si suñu grand fas yéene waxtaan ak moom si élevage am fas yéene waxtaan ak moom aussi si jaar-jaaram fas yéene waxtaan ak moom beneen point boo xam ne tey mun nañ ne monde élevage c'est la première fois ñu gis ko mooy bergerie bu mel nii loolu nag j'espère que bu ñu toogee danañ si gën a développer. donc avant tout d'abord damay jox suñu papa rek di suñu xarit aussi donc mu def benn présentation avant ñuy présenter sujet yi donc bu ñu jógee aussi présentation bi lu ñuy def mooy présenter sujet yi comme ni ñu koy defee suñu jógee présentation sujet yi toog waxtaan si li nga xam ne mooy élevage am donc encore une fois waat maa ngi nuyu élevage du monde lépp di nuyu aussi tamit bépp éleveur boo xam ne tey yaa ngi au niveau di Gueule Tapée fii ñu nekk di Médina donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax donc ma jox suñu papa ji rek mu nuyoo moom it bismillah. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmmi àdduna ak àllaaxira zahiran wa baatinan di leen présenté sama bopp rek di wax ne man maay Ahmadou Baro Sow ñi may woowee Baro Médina gars yi yokk nañ ci président nag mais damay bañ comme sama mbokk bi Xaasum Kan alors nee na dama koy bañ waaye loolu la waaye nag mu ngi noonu di am contentement bu rëy nag ci tey jii sama mbokk yi ñëw fii ñaa la leader ak équipe am ñëw seet si ma ci saytu jur vraiment di ci am contentement bu rëy nag di ci kontaan di remercier aussi ñi nga xam ne ñi ngi fi teewa ak ñun muy Xaasum Kan ak Omar ak Jibéeru ak éleveurs yu bëri yoo xam ne tey ji wane wuñ leen ci taxawaay bi di ci rafetlu bu baax a baax di am contentement aussi ci loolu vraiment di wax ne rek monde élevage tey ji moo egg fii tey ji bu ñu demee ba soxlatuñu télé soxlatuñu rajo soxlatuñu lenn ñun suñu biir c'est nous dans nous ñuy liggéey lii lu mel nii vraiment war nañ ci am contentement bu rëy te di wane ne aussi élevage def na jéego yu bare waaw di remercier ñiy teew fii yëpp nag waaw. surtout nga fàttali ñu adresse bi rek ak numéro téléphone bi. waaw exact bergerie Sanwossa Mourabi mu ngi nekk à la Médina rue 3 angle 6 mu ngi nekk diggante Daaf ak maison de la presse ak sécurité nationale donc fa la nekk numéro téléphone bi. di numéro téléphone Baro Médina di 673 73 92 70 674 09 68 donc loolu mooy numéro téléphone bi nga xam ne bii mooy numéro téléphone bergerie bi. jërëjëf grand Baro macha allah ñu gën nga xamee ci président Baro donc gannaaw présentation boobu lu ñuy def mooy fas yéene ñëw ci sujet yi waxtaan ak ñoom benn après bu ñu jógee toog waxtaan boo defee mën a joxaale gars yi nga xam ne aussi tamit tey ñëw nañ def teewlu fii ci bergerie bi mu nekk ay éleveurs yoo xam ne tamit yu ñàkk ki ñaan bàyyi seen yite yëpp pour ñëw ci bés bi donc xam naa ne après bu ñu toogee ñoom ñëpp dañ leen bàyyi ñu wax donc lu ñuy def rek mooy dañuy xuus dem ci présentation sujet yi jërë ngeen jëf waa Thiaroye Yeumbeul TV donc comme ni ñu ko waxee rek actuellement ñu ngi ci présentation sujet yi
donc mu nekk suñu premier sujet di femelle donc li ñuy def rek mooy dañuy bàyyi prési mu wax ñu ki nga xam ne tey moom mooy femelle bii nii composant bi ak fi nga xam ne foofu la jógee. waaw damay am contentement ci laaj boobu di sawar rek wax ci lu gàtt di ci wax lu gàtt loo xam ne lii femelle bi maa ngi ko tuddee Madina soxna si laa ko tuddee mais femelle bi am na bu ko jiitu woon bu tuddoon Madina parce que dafa di femelle boo xam ne bii à chaque fois que ma tuddee ko femelle day doon loo xam ne li luy yaatu lay doon donc ba ma génnee femelle boobu ma dugalaat beneen femelle tuddee delloowaat buum bi ci mooy boy bi muy Madina sama rakk bi nag Omar Sow defe naa ne moom bokk nañ ci ñi nga xam ne ñii ñoo yor sama bergerie bi donc dama koy bàyyi rek mu dugalal ñu pinigré femelle bi. ok bisimilah Omar léegi yow yaa ñuy wax composant femelle bi. waaw femelle bi mu ngi jógee Mbour ci Mor Sène. doomu solution la yaay moom kenn du ko werante ndax boo nee kër Mor Sène la jógee rek day dal xel. ndax si waa kër yaayam yëpp mooy xar yi nga xam ne dañ leen di coow kër Mor Sène. su la neexee daal mu gën a gàtt pour présenter bi mu mën a yomb moom 100% Castoro la 100% Saloum la. macha allah femelle bi moom mu ngi si ñaata portée. femelle mu ngi si deuxième portem. mu ngi si deuxième portem mu ngi si deuxième portem mais grand bi laay dëggal lu muy wax rek ndax Madina moom lu ñu ko tuddee day yaatu ndax yonent bi bañ ko xatalee daa dem ba Madina. kon buñ ko tuddee Madina rek loolu sax day gën a dal seen xel. macha allah. waaw xar bi mu ngi tudd Anta Diallo moom composant am 100% kii Salman la. Salman moo nekkoon seexu màggal bu Mbour. def na 3 portées mais amul portée bu fi taxaw macha allah ay portées yu rafet lay def parce que waa kër Salman yi moom ku leen xam-xam ne dañuy def doom. est-ce que mën nga ñëwal tuuti si Salman descendant un peu. Salman. waaw Salman doomu koddu la woon. mais nekkoon na maal boo xam ne macha allah day def ay doom te seex la woon moom màggal bu Mbour. comme macha allah comme mën nañu wax ne femelle bi amul benn produit boo xam ne des na fi. déedéet amul benn produit am bu fi taxaw lu mu jur rek dañ koy njëkk. 3 portées la nekk. 3 portées la nekk. 3 portées yëpp a génn. 3 portées yëpp a génn waa kii moom mu ngi si 3 portées moom doom surtout Basir la benn doom Basir bu tudd Basir yan moo ko jur ak benn doomu Nasson parce que dañ fay yor maal boo xam ne dañ cee am yaakaar bu baax a baax moo tax ñu koy jëndal ay femelle xam nga Nasson moom ku ko dégg xam ne borom wet la. te fii mënoo lim xarite boole woo ci booy séeréer. te comme nag dañoo nekk ci tool boo xam ne. dañuy bay. produit bu ñu dégg ni daa baax rek dañ koy jéem a wuti pour tool bi meññ. donc moom mu ngi si ñaata portée. mu ngi si 3e portée. actuellement croisé nii ba pare. waaw croisé na ba pare. ci maal bi ngeen ko teg. waaw ci maal bi lañ ko teg. macha allah donc comme ni ngeen ko gisee actuellement ñu ngi fii ak suñu 3e sujet du femelle boo xam ne dañ ko recruter dugal ko fi donc ñu gis ne fii franchement qualité lañ fiy gis donc di fàttali ko rek actuellement gannaaw ba ñu présenté suñu femelle yu rafet yi ba pare ñu ngi fii ak ki nga xam ne tey moo waral coow bi di gis fii maal boo xam ne maalu mucc ayib donc lu ñuy def rek mooy dañuy bàyyi ki nga xam ne mooy Omar bu ko defee mu présenté ñu ki nga xam ne tey moo waral coow bi. waaw maa lay ziar bu baax ñaa maal bi moom xam naa ne gars yi xam nañ ko bu baax a baax ndax maal la boo xam ne foo ko natt ci produit rek da koy def mu ngi tudd docteur Etienne. te man dama koy làmboo ni moom jaan bu yor ñaari bopp la ku mu màtt rek pour ñu lugg la day jafe. ndax daal laal Aïssa ñaari yoon lu tax mu laal Aïssa ñaari yoon moom Jamil la ko jur. papaay Jamil. doomu Aïssa la ak Albouri. ñu dellu côté papam ñu jëlaat doomu kii magistrat. teg ko ci benn doomu Albouri mu jur papam. kon moom 100% magistrat la 100% Aïssa la te maal la boo xam ne produit bu muy def macha allah ndax papam Jamil ba muy nekk Mbour ñëpp ko doon coow mu jur fa femelle boo xam ne boo demee kër Badou Mbaling tey mooy femelle bu fa mun mooy Ndey Salaan ku ko gis da koy bëgg mooy yaayam te nag maa ngi koy xoolee bëtu bi may xoolee papam ndax papam ba muy toll nii di ñëw saal Adam boobu neex na xool mais nag rafet nañ njort xam ni moom produit bu mucc ayib lay def si kër gi ndax comme li may wax grand bi chaque jour ndax grand bi daa neex a xelal ndax nit ki mun na nekk mag nekk si élevage di gérer élevage am benn xale bu ndaw jógee fee ne ko papa affaire yi bëri na dañu xool loo xam ne lu yem la te ku ko gis bëgg ko ba pare mu nangu loolu ba pare nit ki dina nangu dara te du ko jëfe mais moom da ko nangu ba pare jëfe ko ndax boo ko gisee li fi nekk di nga xam ne kat lii ku ko gis dina xam ne tane na ndax li may wax si élevage chaque jour élevage du pare loo xam ne du pare nag loo ci téere da ngay jàpp ni tane na ndax bu subaa da ngay wutiwaat leneen te nag dafa nekk maal boo xam ne day def doom yu mucc ayib te mu ngi ci 2 ans te papam bu muy ñëw am 2 ans saal Adam ñëpp dañoo waxoon na bokk concours mais invité la woon moo tax bokkul te xam naa ne su bokkoon dina jaxase carte gi
jërëjëf donc comme ni ñu ko gisee maal bi di docteur Etienne ñu am yaakaar si moom bu baax a baax aussi tamit dégg nañ cocktail bi nga xam ne moo nekk si moom parce que tey bu ñu ne un géniteur tey cocktail moo tax ñuy wax c'est-à-dire que li nga xam ne tey moom la composé mais lu ma jaaxal man ba mu ñëwee si bergerie bi dafa mel ni ñaari doomam laa fekk dafa mel ni maal bi ay doomam du ñu taxaw wala nu mu demee noonu. maal bi kay kaye bi sax daa fees fu mu nekk nii kaye bi daa fees xar bi ma la présenté sànq ñu tuddee ko Marina. dafa def ñaari jeune maal parce que man li may wax chaque jour ci élevage mooy nit ki bu jëlee këram wut sa benn photo sax taf ko fa mooy bokk nga ci kër gi. dëgg la mais kër gi waxuma la bokk dañ koo moom. te bu ñuy liggéey ci élevage tey toll nañ foo xam ne ci élevage boo demee bay segg lii laay téye lii laay jaay kon sa liggéey pareegul. ñun dañu bëgg di génne produit boo xam ne bu génnee ñu ne lii kat kër Sama Samb la jóge kon lii ndaanaan lay doon moo tax amul doomam bu fiy taxaw ndax dama naan dajale xar yu bëri xont dafa metti léeg-léeg sax nga génn sa kër dépassé junni xar yi lekk juróomi junni. kon nag booy wut da ngay wut li nga xam ne dafa baax. li baax nag mooy li ñëpp soxla li ñëpp soxla nag du yomb. lu ñëpp soxla du yomb mais maal bi moom amul doomam bu fi taxaw ndax boo filmé fii si gétt gi lépp. ñaari mbote nga fiy gis te su ma juumul te dañuy nàmp. te benn bi dem na benn bee fi des dañ ko bëgg a téye pour mu ronu bàyyi bu ko fi gars yi bàyyee. donc bu ma la déggee daal mooy li nga xam ne tey éleveurs yi moom la ñuy wër parce que éleveur boo déggee tey dala naan base de femelle ñu gis ne comme base de femelle boobu noonu maal bi da koy def ba tax na tey ay doomam mun ñu fee des. waaw maal bi da koy def munoon nañ fee des ndax bu nekkoon sédduñu kenn dina fi des mais ñun li ñuy dund si élevage ay pël lañu ndax pël yi dañ naan rendu bi feccat ñi bokk dañuy séddoo. yéen ñi fi ñëw nga xam ne da ngeen bàyyi ñëpp ñëw si ñun. loo leen fi soxla da ngeen koy yóbbu seen morom bu ñëwee da koy yóbbu kon waru fee mën a bëri. dëgg la macha allah wax ji am na solo aussi gis nañ tamit comme ni nga ko gisee donc ma bàyyi rek ki nga xam ne tey mooy prési bu dee moom it am na loo xam ne mën na ko sànni si maal bi rek mu wax ñu ko. waaw li ma mën a sànni ci maal bi rek mooy que ne sama élevage bu njëkk dafa nekkoon loo xam ne lii dama toogoon benn place rek di liggéey li may liggéey mais ki ma ko tuddee tey muy docteur Etienne moom mooy traité samay xar moo fi ñëw ne ma changel maal génneel maal bi nga yore nii maa ngi yoroon jam gelaajo mu ne ma génneel maal bi nga jël beneen maal mu maal bi ma lay topp tool mu ngi ci Lamine Diagne ma indil la ko comme moom conseil la comme ni ko Omar waxee man xeebuma kenn lu ma nit xelal dama ciy topp te du ma ci topp rek taxaw di laaj keneen dama koy jëfee ba xool résultat bi ma ciy am su ma ci amee positif sant yàlla su ma ci amee négatif aussi dolli sant yàlla aussi parce que xam na loolu rek la donc maa ngi ko jot grâce à docteur Etienne ndaxte maal bi mu ngi tuddoon Socrate la ko kii tuddee woon Lamine Diagne Socrate la ko tuddee woon mais comme docteur Etienne taxawaay bi mu ci taxaw ba ma jot ci maal bi ma changé tur bi tuddee ko docteur Etienne mais terewul Socrate boobu delloo naa borom buum bi ci mooy bi parce que am na fi doom boo xam ne bi Socrate laa ko tuddee mooy ci ñaari mbote yee ngeen gis voilà mu ngoog waaw di xam ne rek capital génétique bi maal bi am nekk na loo xam ne li tey jii Sénégal foofu foo wër maal bu extraordinaire boo gis moom am na ci wàll parce que bokk na ak ñoom kon donc defe naa ne base de femelle bu baax bu ñu ko amee rek dinañuy liggéey boo xam ne bu mucc ayib lay doon waaw ci kaw ndimbalu ñi nga xam ne ñii nag mooy Omar Sow Jibéeru Sow maam buubu ak ñoom xaasuma éleveurs yi ngay gis nii yëpp parce que man xeebu ma xalaatu kenn xeebu ma conseil kenn waaw particulièrement même ci yow voilà exact macha allah comme ni ngeen ko gisee rek gannaaw ba ñu présenté sujet yi ba pare donc lu ñuy def rek mooy fas yéene toog développé si li nga xam ne mooy élevage bi si li nga xam ne aussi mooy élevage bi ni mu koy dundee donc dañu dem rek fas yéene def loolu quoi. sànni benn kàddu comme li. waaw. prési wax te day bañ tur bi sax grand bi day bañ ko wax prési. nga xam ne boo ñëwee yaatal ñëpp dañ lay jox cër bi nga xam ne moom nga moom. di ne ko comme maal bi Etienne bi ñu ko tuddee du vétérinaire boo xam ne daa yem rek ci vétérinaire ndax tey mënoon a nekk vétérinaire boo xam ne day ñëw rek yegg si traité xar yi dem yoonam mais daa nekk vétérinaire boo xam ne maanaam day dund élevage ba pare xam élevage ndax bu lay traiteel say xar bu ñëwee bu fekkee li nga xam ne nekkoo ci niveau bi dala naan nekkal ci niveau bi ndax kiy wër chaque jour mooy indi mooy gis comme moom nag day wër ci xar yi chaque jour ku mu gis dina la conseil comme boppam te bu ko neexoon mu yem cadre piqûre dem yoonam mais dafa nekk nit boo xam ne nit bu laabiir la nit boo xam ne fu mu fekk nit ku dund élevage dina la jox sa cër ba mu baax ndax man dama koo xamal lu bëri ndax dañoo nekk di ànd mu nekk sama doomu ndey mu yoroon liggéey bu baax ñu ne ko na def liggéey bii moo ëpp xaalis mu ne vétérinaire laay def
kon bu demee ba ñu ko siy tuddee xar wala mu ciy am dara ñun loolu dañ ciy kontaan te yemul ci dem rek faj xar déedéet bu ñëwee dina la conseiller dina la wax loo xam ne sa njëriñ lay doon di ko ñaanal rek yal na ko yàlla may gudd fan ba mu fekkee wërsëgu njabootam muy Etienne Mané. jërë ngeen jëf waa Thiaroye Yeumbeul TV comme ni ngeen ko gisee gannaaw ba ñu ñëwee présenté li nga xam ne tey mooy suñu sujet yu rafet yi ñu gis fi aussi tamit lu mucc ayib ñu gis fi aussi tamit liggéey bu rafet am beneen seetlu boo xam ne aussi tamit def nañ ko fi parce que bu ñuy xool tey élevage mën nañ ne dañ ko moderniser mais tey bergerie bii ni ñëw tey dañ fay gis leneen lu bokk ak li nga xam ne tey moom tey am na mais si beneen phase tey ñu gis fi élevage li nga xam ne mooy élevage yi démb ñu koy wax la tradition donc mënuma décortiquer lépp donc ce qu'on va faire mooy dañuy bàyyi ki nga xam ne tey mooy boromam di prési di grand baro comme ni ma koy waxee rek mu rappelé ñu encore turu bergerie bi jox ñu encore li nga xam ne mooy numéro de téléphone bi adresse bi ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan à travers le monde nga xam ne danañ ko mën a contacter mën ko suivre aussi donc lu ñuy def rek di leen fàttaliku ñu ngi fii si Thiaroye Yeumbeul TV seen émission saytu jur gi ñëw fii à Médina ñëw seet si aussi suñu papa donc li ñuy def rek mooy dañ koy jox kàddu gi mu rappelé ñu juste rek turu bergerie bi wax ñu aussi adresse am ba pare wax ñu aussi tuuti si élevage am avant ñu ñëw si bergerie bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di am contentement bu rëy a rëy ci ñëw bi ngeen ñëw tey ji ci saytu jur bi fii ci bergerie Samassa Mourabbi Thierno Samassa Mourabbi bergerie bi nag mu ngi nekk Médina bu ñu waxee Médina nag yaatu na waaye mu ngi nekk ci diggante maison de la presse ak sécurité nationale ak DAF foofu la rue 3 angle 6 foofu la bergerie Thierno Samassa Mourabbi nekk. donc di kii président bergerie bi di Ahmadou Baro Sow ñi gën ko xamee ci Baro Médina à travers ci éleveur. contact bi muy toujours li ma wax mooy rue 3 angle 6 Médina donc numéro de téléphone bi di 673 73 92 muy numéro boo xam ne bii moom laa yor en permanence c'est-à-dire numéro beneen bu mu ci boole tamit mën nañu woo ñi bañ a jot ci numéro boobu mais numéro boo xam ne bii en permanence 673 73 92. macha allah jërëjëf président comme ni ngeen ko waxee j'espère que numéro bi da ngeen ko gis ci suufu table bi noonu képp koo xam ne bëgg nga ko contacter rek. boo ko woowee si numéro boobu da nga ko jot donc président li ñu def rek mooy xuus dugg si waxtaan bi donc fi ñu njëkkee mooy dañoo bëgg a xam tuuti rek ñu ñëw si sa démb c'est-à-dire que tey lan moo andi sa élevage tey lu la dugal si élevage ak sa élevage yu démb nan la demee juste rek nga souligner ñu foofu balaa ñu ñëw si bergerie bi. waaw dina am contentement ci tontu loolu parce que ñun dañu judd ci élevage yu démb bu ñu koy wax xëy na dañuy nettali naan démb lii ak layo mais ñi nga xam ne ñii dañ ci juddoo. xëy na yaroo ci màgg ci fer ci ba toll ci ñu toll ñooñu dinañ am sawarte ci wax élevage yu démb ndax ñun dañu nekk ci secteur boo xam ne bii muy abattoir bu ñu waxee abattoir ñëpp xam nañu fa ñuy reyee xar yi lañu. donc ñu fekk suñuy kilifa di yar ay xar yaru xar yi nag yemuñu woon ci xar rek dañuy yar xar yar nag yar ay bëy yar ay ganaar ay kanaara lu ne fekk nañ ko fi donc ñu juddu ci. dinañ am contentement bu rëy di wax ci élevage yu démb bi ci loolu la ñu nekkoon. macha allah loolu am na solo donc gannaaw loolu président donc li ma bëgg rek mooy ñu ñëw si li nga xam ne d'abord mooy bergerie bi parce que balaa ñuy dugg di xool ni ngay liggéeyee na ñëw d'abord si bergerie bi donc ñu gis fi benn affaire boo xam ne mun nañ ne c'est la première fois si élevage wala bu amee tamit bëriwul mooy tey li nga xam ne moo nekk si bergerie bi ñu gis fi élevage yu démb gis nañ fi li nga xam ne mooy cosaan donc avant tout d'abord dama lay laaj maanaam inspiration boobu fan la nan la dikkee tey ba bergerie bi nga defaree ko noonu. waaw loolu moom damay kontaan ci sawar ci parce que xel du jëriñ lu dul xalaat te doomu aadama defe naa ne li ko yàlla tàggatee ci xel bu wéetoog boppam di xalaat bu baax dina mën a am li nga xam ne lii bu ko génnee xel yi sell yi dinañ mën a comprendre lii mooy lan. bergerie bi ma defar nii du bergerie bu extraordinaire bu tax ñuy wax bergerie extraordinaire mais bergerie bu am fayda la ci benn fànn mooy que ne élevage yu démb dañ ko indi ci biir bergerie bi indi élevage yu tey bu fekkee ne dañuy yem ci loolu rek ñi mën a wax ne xëy na loola yem mais dañu xool ne magum njëkk ñi la ñu doon jëfandikoo ba di réussir ci seen àdduna loolu yëpp dañ ko bëbët dugal ko ci biir bergerie bi muy càmm di mbay ak di napp
ñett yooyu nag am na lu ko doon gunge lan moo ko doon gunge mooy li nga xam ne li ñu gëm suñu diine mooy daara ji bu dee chrétiens yi la ñu ngi ci église bi bu dee jullit yi ci daara ji la ñu nekkoon donc ñett yooyu mooy mbir yoo xam ne suñu borom daf ci teg loxoom barke bi ci nekk munul dañ ba ilaa yawmi yub'asun lu tax munul dañ parce que suñu borom mooy séddale li ne ci biir bàyyiwul baro di ko séddali bàyyiwul xaasum kan di ko séddale donc boo bayee tey gëm suñu borom jël sa pepp saxal ko lii meññ foofu ba nga ko mën a jëriñoo suñu borom a ko yor nga jël sa mbaal sànni ci biir ci géej gi di xaar la ngay jël la nga fay am suñu borom moo la koy jox nga jël sa jur aussi di càmm dugg ci àll bi di sàmm tey ji muy jëfandikoo li nga xam ne lii mooy lii ne ci biir àll bi gàncax bi suñu borom moo la koy jox parce que taw bu amulee suñu borom du ñu am gàncax donc loolu tamit liy jur foofu tamit suñu borom moo ko yor muy barke boo xam ne bii tey jii kenn du ko naatable suñu borom moo ko yor ñi delluwaat ci gannaaw tuuti ñëw ci li nga xam ne lii mooy li ñu gëm mooy nit ku nekk am nga diine ñii ay catholique lañu ñii ay protestant lañu ñii ay jullit lañu ñun nag comme ay jullit lañu te ay doomu daara lañu suñuy kilifa nekk ay doomu daara dafa neex trop lépp lu ñuy def daara ji feeñ ci ba pare muy leneen aussi bergerie bi ñu tuddee ko kilifa bu mag boo xam ne bii tey jii bu ñuy wax ci Sénégal ñëpp xam nañu koy Thierno Samassa Mourabbi muy mayu yàlla boo xam ne bii tey jii suñu borom defal na ko ñëpp di ci taatooloo ci barkeem di am ci lu bëri ma am ci ndigal nag ci kaw ndigal laa ci am tuddee ko bergerie Thierno Samassa Mourabbi ndax ndigal laay doxee donc loolu moo indi li nga xam ne lii tey jii moo ne ci biir bergerie bi bu nekk nag boo ci laaj bu nekk mën naa indi ñëw lan moo waral alors ñu indi concept boobu. d'accord fu may njëkkee rek mooy tey maanaam idée bi nan la dikkee loolu laa bëgg a xam quoi idée bi nan la dikkee ndax da nga toog am ku la ko conseil wala da nga toog daf ko gént rek xëy daf ko. idée bi laa bëgg a xam nan la dikkee ba pare. waaw le leader dama lay remercier bu baax question bu pertinent la idée bi nan la ma dikkee xëy na mën na am idée bi ñëw na ba jàll na sax ba maa ngi ci yeneen idée yoo xam ne yi xëy na bokkul ak idée bi ma doon xalaatee ba tax na ma créé lii. parce que man damay improviser sama lépp li ne sama xol laay génnee. ba may xalaat di def lii dama xam ne suñu borom lim ñu may daf ñu may xel bu yaatu te xel bu yaatu googu war nañ ko mën a exercer ba ku nekk jëriñoo ci. man dafa am lu may incarner li may incarner mooy élevage est égal à partage et la patience nañu partager nit nag booy partager da ngay jëkkee ci say mbokk dañu waxante dëgg bul baax di baax ci àll bi bàyyi say mbokk. ma gis ne tey jii idée bi ma am jël bergerie bi ko décerné ko yenn éleveurs yi ñooñu ñu am ay statut ci biir élevage bi loo xam ne lu am solo la te ñuy sama rakk aussi jege ci man rëkk te duñ ma rëkk moo tax nag ma décerné leen lii. léegi nag beneen point mu ngi ci bu am importance mooy que ne gis nañu tey jii bergerie yi Sénégal yëpp luxe bi fa nekk lu extraordinaire la. def nañu deuxième ñii def troisième ñii def premier. ñi def ay box yu extraordinaire yoo xam ne tey jii boo fay dugg di xool tey jii doo doyal ci xool ndax prestige bi fa nekk mais idée bi ma am ba indi lii mooy que ne xalaat élevage yu démb dañ ko bàyyi gannaaw tey jii ñi ngi ci élevage bu prestige mooy tey jii race améliorée bi ñu def nii c'est important mais ce qui est plus important mooy élevage yu démb ndax tey jii li am barke tey jii ay tey jii li ñuy ndamoo nii tey jii élevage bu prestige bi tey jii li tax mu am élevage yu démb moo ko waral ndax élevage yu démb bu jaarul woon fa mu war a jaar xëy na lii duñ ko am sax ba di ko def kon donc war nañu delluwaat toujours ci suñu cosaan parce que ku wàcc sa ànd ku nekk ànd boo dem fekk fa borom ndax boo gisee xaru démb nañ daan guddee fan ak nañ daan taaroo ak nañ daan rafetee xaru tey yi ñoo leen gën a cher ñoo leen gën a am valeur waaye ñoo leen gën a daanu ñi la ñoo leen gën a dëgër donc suñu delluwaatee tuuti ci gannaaw rek war nañ mën a xam élevage yu démb lu am importance la. macha allah mu nekk kàddu yu am solo donc comme ni ñu ko waxee rek mooy élevage bi tey moom ñaari point la si taxawee mooy élevage yu tradition ak moderne. tey bu ñu nee moderne tey mooy lii nga ñëw yéeg premier deuxième daf xar yi si kaw loolu moderne la parce que amu foom nga ñëw daf karo daf séparation de box loolu mun nañ ne moderne la mais bu ñu duggee gannaaw séparation yooyu ak yéeg si kaw bi bu ñu duggee si biir bergerie bi comme ni ñu wax ñu ngi commencé gis élevage tradition mooy ñu gis koo xam ne tey mu ngi sukk si nag bi di rat gis koo xam ne mu ngi yéeg si retu mbaam di dawal ñu gis keneen koo xam ne moom mu ngi si géej gi di napp bu ñu jógee foofu gis aussi tamit koo xam ne mu ngi toog di jàngale daara tey loolu yëpp tey mu nekk benn idée boo xam ne c'est tellement pertinente mun nañ ne duñ ne loo xam ne tey lu rëy la mais c'est la première fois léegi fu may ñëw mooy
ñi nga xam ne tey gis nañ leen ci biir image bi parce que tubaab bi dafa naan les images parlent. Comme les images parlent, c'est à vous aussi de nous définir les images. C'est-à-dire que yow mi def image bi yaa ñu wax tey image yi lan la. Premièrement d'abord si ki nga xam ne tey mu ngi toog di ratt nag bi. kooku bañ ko xoolee gis nañ turam. tur boobu noonu mu nekk benn éleveur bu mag boo xam ne tey amul doo ko wax ci élevage te xamoo ko. ma bëgg a xam rek maanaam lan moo andi loolu tey nga jël éleveurs yooyu tey daf leen ci sa biir box dese na leen benn par benn ci élevage tradition. waaw damay am contentement ci laaj boobu parce que da nga laal fi nga xam ne fii wax vraiment ba mu koy def ci sama biir xol laa ko defee te ku nekk aussi la nga xam ne lii la nga moomal sa bopp la nit ki ñetti pàcc la nga moom la suñu borom moom ci yow ak li nit ñi moom ci yow boo joxee nit ñi li ñu moom sa diggante ak sa borom nga jubal ci def li nga war a def boo jëlee li nga moom kenn du la ko tere dama jël li ma moom nag deser na ko ñi nga xam ne ñii ñoom ñoo ko moom gis nga ci bergerie bi tey jii ma def ci benn dessin boo xam ne bii ay nag la ñuy dessiné mu am ku jonkan di yafal ay nagam mu am ci kanam keneen koo xam ne kii dafa toog ci saret mu am kuy ratt soow di ratt di yóbbu loolu élevage yu démb la élevage yu démb mi nag dama ko décerné waa Namarel suñu waxee waa Namarel nag mooy bergerie Cheikhna Sadibou gis naa si ñaari tur ku si mel ni Omar ak Djibéru ci foofu laay ñëw parce que ñooñu dama leen teg ci sama wet dañu ma jege de trop ñoom laa mujjee xam ci famille bi pour te dire parce que seen baay ci ñi ma yar la bokk yar na ma seen mag yi laa daan àndal ñoom laa mujjee xam mais dama gis ci ñoom qualité boo xam ne bii gisuma ko kenn te ñi ay nit ñoo xam ne ñii nit ñu sawar lañu. nit ñu pare lañu bu ñu waxee lu pare xëy na dañu naan élevage parewul mais ñoom dañoo pare parce que dañu xam élevage yu démb xam élevage yu tey te la ñu yore iñaanewuñ ci kenn. la ñu yore iñaanewuñ ci kenn lépp lu ñu mën ci dimbali nit boo leen woowee dañuy taal seen moto wala de bàyyi lépp lu ñuy def ñëw defal la ko sans autant que ñu laaj la ci dërëm bu gën a ndaw. te bu dee conseil la aussi nga laaj leen ko duñ la wax mukk luñ dul def la nga xam ne lii ñoom dañ koy def te mu jëriñ leen rek lañ lay wax buñ ci pare nañ ci le chien à bois la caravane passe noonu la ñuy doxalee. ma gis ne nag élevage yu tey ñoom sori nañ ci. nekk nañ ci démb ba dugg ci tey sori ci ndax exemple bi may wax mooy que ne boo demee tey jii ci dans les foires ñi nga xam ne ñii ñooy défilé yenn xar yi ci foires yi. te duñ seen ay xar ñoom moomu ñu xar yooyu ñoom dañuy téye xar yooyu di défilé xar yooyu ci biir foire bi te tey jii nga toog mbooloo bu day ni li day nekk foire yëpp jàkkaarloo yow nga téye xar di ko défilé loo boo ko defee benn yoon bu ñaaree nga xam ne jàmbaar ga te gisuma lenn lu ñu leen defar loo xam ne li tey jii lu extraordinaire la man ma jël sama bergerie tuddee leen ko jox leen delloo leen njukkal la nga xam ne lii dañ ko daan def seen maam yi daan ko def daan sàmmi jóge dëkk ba kii day màngaani kii bu màngaani jee kële mooy des ca kër gi toppatoo li nga xam ne ni mooy ci kër gi donc ma jël Djibéru bàyyi ko ci biir kër gi mu nekk di xont xar yi Omar moom gàddu yatam ni ci biir àll bi di màngaani jiital ay xaram ay nagam jiital ko muy dem kon donc loolu moo tax ma delloo leen jukkal ñoom ci wàllu boobu élevage yu démb ñoom ci la ñu nekkoon ba ñëwaat tey élevage yu tey fekk si leen ma delloo leen jukkal loolu te ñii samay rakk yu baax yoo xam ne yi tey ji wax dëgg yàlla li ma mën a wax ci ñoom bëri na ñoom lu ñu mën a wax ci man bëri na ndax fii seen kër la nekkuñu rek ay éleveurs yu ñoo xam ne dañu ànd nii déedéet seen kër la lu leen fi neex mën nañ ko fi dogal ndax tey de damay rafetlu mën naa ko wax Djibéru mi Omar Djibéru tey soxnaam maam Jaara bi mu tolloo ci am ay doom xalaatul fenn daf ko yëkkati yow indi ko fii ci kër gi sama gannaaw mu nekk fii ba mu koy yóbbu ba muy am doom man mii maa ko ne am nga ay seex kon kooku munu ma wax ne sama rakk sori nañu donc dépassé nañu ci niveau bi nga xam ne bii tey jii dañu naan Djibéru Sow ak Seydina Sow wala Amadou Baro Sow ak Omar Sow alors ñi ngi werante ci lii déedéet ndaal la boo xam ne bii bu ñëwee tànk naan damay ñëw tànk naan moom keneen ñëw tànk naan ñun ñoo ci bokk yem loolu muy loo xam ne lii tey jii ma discerné leen loolu def Namarel ci bergerie bi cosaanu démb parce que ñoom dañ leen fekk ci élevage yu démb kon nañ leen delloo njukkal élevage nañu xam ne partage la du lu ñu moom ñun ñëpp lu ñuy partagé nag moom la ñu mën a amaat boo partagé lu baax moom ngay amaat soo partagé safaan aussi ndax nu kazalika loolu ngay amaat kon nag nañ jéem a partagé lu baax ci seen côté waaw mën na beneen fànn bi. beneen fànn bi. waaw beneen fànn bi comme lu ñu gis géej bi. waaw beneen fànn bi. muy géej gi dama ciy ñëw su ma koy wax ay ree daf may jàpp parce que ki ma ko tuddee
dafa di koo xam ne kii tamit dafa sës rëkk ci man ndax lu tax ma ne dafa sës rëkk ci man baayam bi muy génn àdduna j'étais le seul koo xam ne kii man maa toog ak papam ci kaw lal hôpital bi mu toog ñetti fan yoo xam ne génn naangul gémmiñam wax ba ma ñëwee seet si ko ci la naang gémmiñam wax parce que boobu maa ngi toog ci wetam di ko taril yaasin di ko ñaanal parce que xamoon naa ne sonn na waaye la may wax paa bi mu ngi tontu ba suñu yaay mi nekkoon foofu rongañam yi tuuru kon kooku nekk na koo xam ne kii tey jii jege na ma jege koo xam ne kii tamit mënuma ko génnee ci ñiy jege ci man muy Mame Boubou Thiombane ñu gis Mame Boubou Thiombane tamit nekk nit koo xam ne kii nit ku disponible nit ku yaatu nit ku bëri jàmm nit ku bàyyi faale xoolul dara doxee tànku ne nag benn dàll bu muy sol la yemale ñëpp la yemale bu demee napp gi nekk métier am moom it ma delloowaat ko buum bi ca mooy mboy bi parce que loolu mooy cosaanam ndax lébu la napp lay def comme napp lay def nag ci géej gi day dem ba au fond di ci de l'océan filmer ko di ko dugal ci groupe WhatsApp bi ñun ci groupe bi ñuy béggee ci loolu di gis moom ni mu nekkee ci biir géej gi te loo xam ne lii ñun mënoon nañu dund ba dee duñu xam li nekk foofu parce que mënuñu ko gis muy loo xam ne lii tey ji wax dëgg yàlla kooku war nañ ko mën a delloo njukkal te élevage bi bergerie bi wax càmm wax mbay wax napp ma ne capitaine Mame Boubou Thiombane ba desal na ko plage bi muy sànni caasam mbaalam ba pare nag di xalaat xar yi nga xam ne ñu ngi këram te xam ne toujours ci élevage lañu ñëw est égal à partage et la patience donc wanewaale ci tefesu géej gi jigéen ñi nga xam ne dañuy waas ñii di jaay jën ñii di lakk ji di loolu moo nekk foofu moom ma delloo ko njukkal ci wàllu boobu muy Mame Boubou Thiombane waaw léegi ñu ñëw ci defe naa ne ci daara ji ci daara ji nag toujours dafa ñëw ci concept bi nga xam ne bii mooy Omar Sow buy sàmmi day màngaani nag bu ñu koy wax du benn dëkk ngay yem da ngay dem ci dëkk yu bëri waaye dafa romb dëkk bi nga xam ne bii ñu ngi koy wax Yàlla Palel Daane Maayo ci concept bi Yàlla Palel Daane Maayo nag sama village la man sama village boobu nag comme doomu daara laa te am naa rakk boo xam ne bii mu ngi jàngale ci biir village bi tudd Amadou Sow di Abdoul Aziz mooy sëriñu daara bi alors ma décerné ko moom toujours nag ci loolu bind ne Amadou Sow alors fi muy jàngalee ak taalibe yi muy jàngal ñi ko wër ak waa village bi yëpp génne delloo njukkal sama village natal parce que tey jii su ma nee Namarel di village boo xam ne bi village ñoom Jibéeru Sow la tudd ma sama village naa fekk laa bon balaa ngaa laax jaay laax lekk su ma tuddee Namarel war naa tudd sama village mais su ma tuddoon benn village bàyyi sama village wàcc naa sama ànd bañ a wàcc sama ànd nag moo tax mu génne waat sama village delloo leen njukkal ci loolu parce que Yàlla Palel Daane Maayo mu ngi nekk ci booru dex boo xam ne bii léeg-léeg boo fa toogee ngoon di nga gis pël yi wàccee seen nag yi yëpp ñuy naan ci dex bi te pël yooyu ci kaw village bi la ñuy toog xam nga bu ñu bëggee lekk fa la ñuy lekk bu ñu bëggee dem toilette fa la ñuy nekk fa la ñuy def seen besoin yëpp bu ñu paree dàqaat seen nag continuer topp yoonu dex bi yéegaat dem donc loolu moo taxoon ma tuddee loolu ma seet décerné loolu ñoom Jibéeru donc nag ci biir village boobu la daara ji nekk Abdoul Aziz boobu foofu la nekk ñoom bu ñu ñëwoon foofu lañu daan nekk voilà. jërëjëf président. macha allah wax ji rafet na définition aussi tamit leer na parce que tey bu ñu xoolee image yi tey mun nañ bañ a comprendre mais boo dégloo moom lu mu wax rek automatiquement da nga comprendre te li ngay comprendre mooy tey delloo njukkal c'est-à-dire que delluwaat cosaan tey ñu ñëw fekk si la si sa bés bii donc loolu nekkul lu ndaw. donc ma di la laaj rek ban relation nga am ak éleveurs yi ak li nga xam ne aussi tamit créé nga ko mooy sa groupe boobu jàppal ma jàpp c'est-à-dire élevage partage ak patience tey loolu aussi tamit bëgg naa nga développer avant may ñëw si li nga xam ne mooy sa liggéey. waaw damay sawar ci tontu ba tey li ma booleeg éleveurs yi jàmm la parce que dañu naan ku yar ku nekk war nga mën a am xol bu yaatu parce que mënoo di yar ba pare am beneen melokaan bu bokkul ak melokaanu ku yar. éleveurs yi mag yi nga gis fii ñëpp ñoom ñoo baax seen baax ndax ku ne ci ñoom relation bi ma séq ak yow mooy jàmm ak salaam ba ci Jamil mi toog su ma soxlaa dara woo ko du tardé ci li ma soxla ci wax ma ci jox ma ci information même bu fekkee ne samay kàddu am na lenn lu ci réer ndaw daf ma naan non président Barrow est-ce que doo defee nii defe naa ne ñooñu mënoo séq ak ñoom lu dul jàmm te élevage dafa yaatu goo xam ne gi jàmm rek la ñu mën a séq pour mën a dem ci kanam
parce que lépp lu ñu ci def loo xam ne lii tey jii def nañ ko lu dul jàmm ji ak partage bi ñu ngi tardé lu bari. Xaasum mii bokkoon nañ ci ay groupe yu bare yoo xam ne yi tey jii génn naa ci groupe yooyu xëy na nekkatuma ci moom mu ngi ci ba tey mais foofu la ràññee am sama diggante ak moom ñu bëggante ba Xaasum bu problème amee ci yenn éleveurs yi Xaasum mii day toog jël téléphone am ne ma Baro mu ne ma waaw mu ne ma Baro mu ne ma waaw mu ne ma diw ak diw am nañu problème xoolal loo ci def coupé téléphone du sax daf may commande la c'est-à-dire daf ma ne defal lii ma exécuté du ma ci hésité parce que damay xam ne xol bi mu am ak mbaax gi mu baax moo tax mu wóolu ma te pourtant man ñàkk mot boo xam ne gi tey ji yaakaar naa ne moom rek mënoon na régler problème bi mais sas la boo xam ne bii bu la ko nit defee aussi war nga xam ne yow am na fu la nit ñi teg ñoo mel am melokaan bu baax boobu ba tax na lépp loo xam ne lii rek bëgg naa ko te ñoom ñu bëgg ko ñun dañ ciy dem waaw ci côté boobu beneen fànn bi nag booy comme ni nga ko waxee groupe bi ma créé du man dong maa ko créé ñun ñii ñëpp ñoo ko créé ñun ñi fi toog ñoom ñëpp ñu ngi ci groupe bi jàppal ma jàpp ndax li ko indi mën nañ ko bañ a expliquer parce que ay détails la yoo xam ne xëy na loolu duggoon naa ci groupe bokk ci alors gis ci loo xam ne lii neexuma alors génn ci ba ma ci génnee nag ñu bëri woo ma ne ma créer groupe ma ne la non du ma créer groupe ñu ne mënoo créer groupe ma xëy sama bureau un jour rek mais élevage partage la jàppal ma jàpp non bi c'est comme ça comme ni ma toogee xalaat lii am concept bii def ko noonu la jàppal ma ñëwee ma xam ne adduna bi tey jii lépp luy sotti dañ ci jàpp amul kenn ku ñu jàppalewul ci àdduna koo gis dañ ko jàppale Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi gën a fort ci nit ñi dañ ko jàppale ndax lu tax ma ne dañ ko jàppale suñu borom moo ko ne moo ko taamul boppam alors kooku dañ ko jàppale kon donc jàppal ma jàpp amul fenn fooy dugg ci yenn groupe yoo xam ne yi jàppal ma jàpp newul ci biir te bu ñu waxee jàppal ma jàpp nag élevage est égal à partage et la patience loolu ñu jàpp il faut que ñu partager ko te pour ñu partager ko nag il faut que ñu am patience bi patience boobu nag moo ñuy may ñi mën a partager li nga xam ne lii bokk nañ ko mën nekk waaw partage bu ñu ko waxee xëy na am na signification bu lu ëpp ñaar sax daanaka mais damay dëggal rek lii waaw c'est tellement large li Xaasum wax signification partage dafa bëri trop mais ba tey ñun dañ ciy seet li nga xam ne lii moo ñu concerné ak li nga xam ne lii ci la ñuy dox di jéem a partager loolu buñ ci boolee leneen dolliwaat loolu partage waat loolu partage moom naka jekk loolu rek la xam nga loolu moo indi partage bi ba tey dinaa mën a ñëwaat encore toujours ci jàppal ma jàpp lan moo tax ñu créé ko li tax nag ma gën a ne jàppal ma jàpp élevage est égal à partage et la patience ma gis ne tey élevage Sénégal toll na foo xam ne fii tey jii il faut que ñu am ay idées il faut que ñuy doon ay idées créatives ay idées yoo xam ne ni ñuy créer loo xam ne li tey jii lu ñuy jëriñ la mooy lan bu ñu gisee tey jii yenn services yi ñu ngi am ay couverture médicale ñi ngi am ay opération coopérative d'habitat di am couverture médicale di am yu bare ay pharmacie yu bare yoo xam ne yi tey jii lan moo leen ko may mooy jàppal ma jàpp dañoo booloo nekk benn def seen ay cotisation dajale lu ñu yore lu ndaw alors loolu yëpp ñi créé ko ci tey jii élevage bi ma gis ci ñi ngi jaay ay xar ay 1 million 2 millions ba 35 millions lu nekk ñu ngi koy am pourquoi mënuñu créer loo xam ne ni tey jii li gën a métti ci élevage mooy li nga xam ne li ñu sonal mooy alimentation mooy santé animale loolu bokk na ci li ñu gën a sonal ci élevage moo gën a métti ci élevage mooy alimenter say xar ak faj say xar loolu nag bu amee njaboot gi ci élevage bi la ñu bokk pourquoi pas ñu wut ay couverture médicale wut ay IPM def ay cotisation am suñu IPM ku nekk fa nga nekk mën a dem hôpital ba la gën a jege nga faju te fekk fay xaalis du la ci fekk loolu nag li la koy may mooy cotisation loolu bokk na ci li indi jàppal ma jàpp coopérative d'habitat bi ma wax bu ñu nekkee benn HLM mbooloo la soxla bu soxlaa mbooloo bu ñu ñëwee tey jii di cotiser def ay participation ñu daggal leen ay terrain jox leen ay kër ñun ñii di rayante fii yëpp ku nekk kër nga bëgg a am te defe naa ne loolu mën nañu ko may loolu nag moo indi concept jàppal ma jàpp élevage est égal à partage et la patience nit ki jóge na fi dem na ba États-Unis taxu ko mu am këyitu suukar sax waxuma kër
ñun nag nañu toog suñu biir réew toog suñu biir cosaan toog suñu démb indi suñu tey am lépp lu ñuy jëriñ. benn exemple laay wax ci man dem naa Lisbonne def naa toutes les îles du Cap-Vert def naa île du Cap-Vert île yëpp laa def nekk aventurier di liggéey di am daan yónnee fii xaalis sama waa kër mais mosuma ci am sax kayitu suukar. mais suma papa bu ma nee ñibbisil nga ñëw toog ba ma toogee Ndakaaru gii laa am lii ma am nii te lii ma am nii fii laa ko liggéeyee te lan moo ma ko may élevage moo ma ko may. maa ngi liggéey ci institut bu mag bu ñuy wax institut de technologie alimentaire institut bu Sénégal yépp xam ci état bi mais du dërëmu salaire du salaire bu tuuti bu dugg ci biir kër gi lépp lu fi ne ci kër gi tey jii ba télé bu bees bii ngay gis nii élevage moo ma ko jox télé bii ngay gis nii élevage moo ma ko jox ci xaalisu xar yi laa ko amee mais du ma téye dara lu ma am nag maye naa ko lu ma am bokk naa ko ak nit ñi donc loolu mooy tax nit ki élevage am di dem kanam del partager di bokk donc loolu moo indi groupe jàppal ma jàpp élevage est égal à partage et la patience. macha allah loolu am na solo yow da nga ñoo waaxu li tax ma ne da nga ñoo waaxu parce que ñun fu ñu naroon daanalee. foofu laa di jeexal yow foofu nga jëlee. mais nag li ñu def rek mooy tey waaw ñëw tey si li nga xam ne tey mooy xar yi gannaaw liñ fi jot a wax yëpp franchement rafet na te mu nekk loo xam ne référence la man damay naan référence sax parce que tey boo nekkee am ndaw j'espère que dañuy soxla ku mel ni yow pour mën a xool fan lañ mën a teg suñu tànk ba mën a réussir ci élevage bi donc fu muy xuus ak yow rek mooy côté xar yi sànq yaa ngi wax côté santé ak alimentation donc foofu laa bëgg nga dikkal ma mooy tey yow sa gétt nan nga ko koy gérer selon tey l'alimentation ak la santé est-ce que yow santé bi yaa koy gérer sa bopp wala da nga am koo xam ne spécial moom moo lay gérer aliment bi aussi tamit bëgg a xam nan ngay alimenter say xar parce que am na ñoo xam ne dañuy tañax suba ñu xooj gannaaw suba ñu def wow gannaaw suba ñu def lii donc nga wax gars yi rek bu ko defee ñoom it ñu mën a xam bon comment faire. waaw man damay wax liggéey boo gis marche en avant la c'est-à-dire il y a un porte d'entrée et il y a un porte de sortie. parce que man liggéey noonu laa ko cons man noonu laa gëm ci wàllu alimentation. sec laay jox samay xar donc dafa am heure bi xar yi di lekk heure boobu bu jotee dañ leen di sotti sec ñu lekk defal leen ndox ñu naan alors bu ñu lekkee ba pare ñu sotti leen ngooñ bi day fanaan foofu bu ñu xëyee la lendemain ngooñ lañ leen di sotti laat duñu leen joxaat leneen bu heure alimentation bi jotee aussi ay 19h ñu sotti leen super laadul ñu lekk donc samay xar nii laa leen di alimenter léeg-léeg nag ma bëgg ci defar xar am mélange bu ma def mais mélange bi may def aussi du tooy parce que damay jël mboq ak ñebbe boole ko trempé ko non seulement bu ma bëggee lu gaaw damay tàngal ndox mi su ma tàngalee ndox bi mu tàng sànni sama tuuti xorom tuuti rek laa ci sànni sel alors bàyyi mu trempé wu tàngoor bi di ñorloo mboq bi ak ñebbe bi su ma paree tuur ndox mi mais su ma tuuree ndox mi damay rincer ndox mi 2 fois ndox mi dama koy raxas 2 fois parce que ñebbe nekk na aliment bu dangereux boo xam ne bii aflatoxine daf ci gaaw ak mboq kon donc bu fekkee ne da nga xooj ñebe bi yaa ngi permettre bactéries yi di mën a développer ci biir foofu ñu nekk alors boo ci xoojee tàngoor boobu nag il faut nga rincer ko ba mu set pour mën a jox xar bi mën ko lekk mu mën ko jëriñ alors noonu laay alimenter samay xar donc ci wàllu santé man dama am veto bon du benn veto rek mais particulièrement instant yi benn veto laa yore parce que ba ma nekkee Kër Mbaye Fall sama bergerie Kër Mbaye Fall la nekkoon naa Kër Mbaye Fall ak ñoom Modou Gueye Pape Samba extra amoon naa fa veto boobu Malick Boy moo yoroon sama bergerie boobu Malick Boy moo ko yoroon donc lépp lu ciy traitement Malick Boy moo ko doon def mais demoon na ba finalement Malick Boy jàngaloon na ma nan la ñuy piqûre fan la ñu war a piqûre ak fan la ñu warul piqûre nan la ñuy joxee xar yooyu yëpp dem naa ba maîtriser ko sama bopp donc yu bëri dama ko doon defal sama bopp yenn yi rek lañ doon def bi ñu ñëwee fii aussi docteur Etienne ñëw fii nekk koo xam ne kii du la ne lenn lu incha allah loo ko wax mu ne la incha allah nit koo xam ne kii boo ko waxee mu ne la incha allah kooku lan ngay wax ci moom ah mu nekk nit koo xam ne kii nit ku yaatu nit ku am xol bu yaatu sincèrement parler su may wax mbaaxaayam fii ba suba mën naa ko wax mu yëwoon ci lu ne dama sob nag léeg-léeg posé ko question docteur Etienne lan bu ma bëggee lii ak lii nan laa mën a def daf may wax ne carrément lii ak lii ngay def pour mën a am lii tey jii chapeau à docteur Etienne parce que tey jii maal bi ma yore nii ci moom la jóge jógewul ci moom mais c'est à travers ci docteur Etienne moo tax ma jot ci maal bi
moo tax ma jot ci maal bi donc te rëccuwuma ci dara ndax gis naa ne maal bi yàgg naa élevé yàgg naa yar yor naa fi baro Medina yor naa fi baro avant bu jam caam yor naa fi jem gelaajo yore naa fi Diène Kayré maal yi bëri Diène Kayré tamit damay waxaat toujours ci ñii laa ko jëlee ñoom Omar ñii laa ko jëlee mais à travers ci Amadou Sow laa ko jëlee parce que benn doom petit abou la woon la ma Amadou joxoon donc ci explication yàgg na ma tuddee woon ko Diène Kayré donc sama élevage yi démb xam nga ni yàgg na ak ñii donc depuis 85 maa ngi élevé ba instant yi may dugg ci élevage wu laadum. macha allah jërëjëf président jërëjëf macha allah mu nekk kaddu yu am solo di fàttali ko rek gars yi ñu ngi fi Thiaroye Yeumbeul TV seen émission saytu jur gi donc fu ñuy tëj ak yow rek mooy li nga xam ne tey moo gën a jafe si élevage képp kuy élevé mun naa ne loolu moo gën a jafe si élevage yar yomb na xont yomb na faj yomb na mais li nga xam ne moo jafe mooy croisement nan laa mun a croiser ba mën a am lu ma bëgg lan ak lan laa war a mun a boole ba mun a am lu ma bëgg léegi nag ma bëgg a xam bergerie Samba Sa moom croisement am nan la koy liggéey pour mun a juddale comme gars yi dañu naan ay champion. waaw xam nga dolli sant yàlla bu baax a baax parce que man ba may yar ay xar daanuma croiser mâle ak femelle yi extraordinaire dama wóolu woon sama bopp ba ma ëpp. Aziz 84 du ma bàyyi ma fen danaan ne xar bu rëcc ba dugg bergerie Baro danaan du ma génn ndax lu tax xar xontu la ak bëgg ak toppatoo croisement am na solo trop parce que ci concept boobu la ñu nekk léegi parce que ñun ñoo ko créé ñoo ko créé léegi ba mu nekk ku nekk nag léegi lii ngay def pour lii am defe naa ne doom ju rafet sax boo ko bëggee da ngay wuti jabar ju rafet moo tax ma wuti ma dina indi ko pour mu indi jural maay doom yu rafet ma sànni ko xeer ci loolu donc voilà donc croisement aussi boo ko bëggee il faut nga xool la nga yore sa gétt ak lan nga manqué nga jéem a xëcc loolu nga manqué pour mottali ko defe naa ne croisement noonu la moo tax docteur Etienne bi mu ñëwee xool samay femelle mu ne ma Baro yore nga maal bu baax waaye génneel maal bii nga wuti beneen maal ndax boobu moom xam na ne su ma jotee ci docteur Etienne su ma jotee ci Socrate bi muy ñëw bii kii donc dinaa corriger lu bëri ma nangul ko aveuglement amul benn problème am contentement bu rëy ci moom topp ko ba jot ci maal bi indi ko te tey jii donc bu ñuy wax croisement defe naa ne docteur Etienne mi tey jii boo ko joxoon bëy sax mu indi la résultat loolu moom gëm naa ko parce que maal la boo xam ne bi li mu boole dafa bëri te daf ko boole 2 fois yi mu boole leen 3 fois tey jii amul benn maal booy xool tey jii bëriwul ci maal yi ngay gis ci maal yi nekk tey jii ci bergerie yi te moom amul ci pepp am na ci tuuti au moins dara loo xam ne lii moom mu ngi ci moom bokk nag ñoom waaw. donc macha allah loolu am na solo donc lu ñuy def rek mooy dañuy tëj jox gars yi nga xam ne ñoo fi ne ñu def benn témoignage donc avant boobu dama lay bàyyi nga def benn tàggatoo rek message boo xam ne bëgg nga ko lancer à travers l'élevage nga lancer benn message boo xam ne éleveurs yi danañ ko déglu. boo bëggee aussi tamit nga conseil waaye ñi nga xam ne tey mooy sama genre yi les jeunes éleveurs nga xam ne xamuñu fi ñuy taxaw dañuy tañax rek donc ma bàyyi la nga def benn message boobu. waaw message bi may lancé rek mooy que ne damay remercier ñëpp di ñaanal ñëpp jàmmi àdduna ak àllaaxira zahiran wa baatinan ndax ñaan jàmm moo gën lépp loo gis ci àdduna parce que jàmm moo njëkk mooy mujj ndax tey jii defe naa ne ci wàllu woowu sax imam dem mii defe naa ne moom mën na ci gën a wax lu bari parce que moom moo yore samay doom di leen jàngal ci daara di ko nuyu au passage nit ku disponible koo xam ne ki tey jii macha allah xam-xam kese la xam-xam elmu kese la buñ ko gis mu toog nii xëy na ak koppoteem waaye nekk na nit koo xam ne kii xaafisul quran la parce que yor na ay xale yu ndaw yoo xam ne tey jii ñu mel ni del ni Ibrahima mi tey jii buñ la jàppalee tey jii nuñ ko waxatee waaw buñ la jàppalee téere maam Alhaji Malick bi subhanallah encore xilaasu zahab da nga yéemu ci yàlla ci ay xale yu ndaw kon kooku macha allah li may wax nag éleveurs yi mooy que ne nañu yaatal seen dënn yi nañu yaatal seen dënn yi su ma nee yaatal seen dënn mooy tey jii nga tagg kenn tey jii wax ay mbaaxam bu subaa nga ngañ ko du loo xam ne lu rafet la rafetul nañu jéem a am benn jikko bi mooy loo xam ne lii mooy defar tagg nit tey xas ko ëllëg bokkul ci wàllu gor te gor kenn du ko xas nañu bàyyi loolu xel di conseiller éleveurs yi ndaw yi nañu jege mag ñi nañu yërëm xale yi di jéem a partager seen xam-xam di jéem a partager lu ñu am nekk na loo xam ne lu am importance la
di ñaanal ñëpp jàmmi àdduna ak àllaaxira daal parce que xëy na bu ma waxee tamit wax bi dana gën a gudd te du ma weesu li ma wax nii voilà. jërë ngeen jëf suñu mbokk internet yi donc gannaaw ba ñu defee waxtaan ba pare ñu gis vraiment waxtaan bi nga xam ne jóge na fi muy njëriñ bu am solo njëriñ boo xam ne tey képp koo xam ne éleveur la boo ko déggee mun na la yokku képp koo xam ne tamit petit éleveur nga boo ko déggee aussi tamit mun na la yokku tey nag waa Thiaroye Yeumbeul TV ñoo ñëw fii Médina defal émission saytu jur gi ak suñu président Baro donc mu nekk lu am solo donc di leen wax ne rek émission bi ko doon présenté di ñaan la leader tey yaa ngi seetaan émission bi rek bëgg aussi waa Thiaroye Yeumbeul TV seet si la defal la émission donc boo ñu contacter rek incha allah dinañ jàppam lépp lu ñu bàyyi ñëw defal la émission di leen wax ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal éleveur yëpp donc dama leen jox dox daje beneen yoon ak beneen émission Thiaroye Yeumbeul TV saytu jur gi si kaw si kanam yaa ngeen jëf cameraman yi salaamaaleykum